taalibe yi ak képp kuy safoo bernde rek ñu ñëwaat ak yéen tey jii ci seen émission tey nag dañuy indi lu ñuy wax lasagne mais nekkul comme lasagne ni ngeen ko xamee nga xam ne day ànd ak sauce viande hachée yooyu tey bu yàpp la ñuy def boo xam ne day nekk sauce bu weex nga xam ne moo gën a moins 10 daal que bu xonk bi mais du ñàkk beneen yoon ñu indil leen ko incha allah lii nag moo siy dem dinañ soxla pour kii bi sauce bu weex bi dinañ soxla crème double crème lait écrémé daal muy maanaam heavy whipping cream dinañ soxla tuuti laaj bu tooy ail en poudre oignon en poudre ak tuuti lii nii c'est optionnel mais man maa ko ci dolli mu nekk soble bi nga xam ne dañ ko dehydrate mooy soble bu wow bi nga xam ne dañ ko fejet ba pare wowal ko dinañ soxla tuuti muscade ak jaune d'œuf donc mu ngi nii dinañ soxla aussi tuuti beurre ak aussi tuuti fromage parmesan donc loolu mooy dem ci kii bi ci sauce bu weex bi pour sauce tomate bi nga xamante ne dañ ko ciy teg pour keneen ki nga xam ne bëgg na ko dinañ soxla par exemple tomate concentré soxla aussi pot tomate fraîche boo xam ne dañ koo jàmb muy tomate jàmb ak aussi suñu ay herbe pour kii herbe yi dinaa fi soxla basilic comme bu ma waxee sauce bu xonk dinaa soxla aussi margarine ak aussi origan donc moom laa fi yore léegi dinañ soxla aussi soble ak bell peppers yi voilà mooy poivron yi ak aussi noodle bi donc yàpp baa ngi nii ku nekk ginaar bi nga am donc ñuy soxla fi ay fromage aussi normalement fromage ricotta moo siy dem mooy bu xaw a am graines yi tuuti mais man dama jël fromage à tartiner laay utiliser parce que moo ma dàqal consistance ma yore fi aussi épinard ku bëggul épinard mun nga ko omettre donc sans plus tarder du ñu def rek lu dul ànd ak yéen ci waañ wi bismillah voilà gis ngeen fi mu nekk nii nag léegi dañuy ñëw defar li ñuy wax sauce tomate nag moom ku nekk mën na ko mais bii ñuy defar nii duñ ko def comme cu dañ koy def sauce boo xamante ne dina mën a nekk comme par exemple sooy defar pizza moom ngay lal ci suuf moom la ñuy boole ak spaghetti yeeg yooyu donc sans plus tarder dañuy daal di teg suñu casserole wala cin wala loo am rek ma daal di siy def tuuti huile d'olive donc bugguma mu tàng comme li ma leen di wax rek toujours tuuti lu mot ay ñaari kuddu yu ndaw ma daal di jël sama soble bismillah soble poivron ma def leen sauce tomate moom neex na di am defar quantité bu xaw a takku di ko denc ci sa kër par exemple man su ma ko defaree nii lii yëpp duma ko togg dama koy daal di denc rek ci frigidaire bi ba saa yu ma soxlaa bu fekkee ni dafa bari mun nga ko def ci ay bac de glace di ko congeler individuellement nga xam ni su demee ba congeler nga dindi ko def ko comme glace nu muy mel nga daal di koy dindi léegi soo ko dindee nag après def ko ci ay mbuus individuelle portion nga xam ne bés boo ko soxlaa rek da ngay génnee par benn comme mu nekk ay glaçons de sauce de tomate noonu lay mel daal par benn ngay génnee mu nekkoon benn astuce foofu donc dañuy daal di sauter affaire yi ba mu lax après nag ñu daal di ñëw comme moom dafay xaw a bu la neexee parce que togg bi dina jël ay 30 minutes jëm 1 heure bu la neexee mais 30 minutes moom nga am ci sauce bu gaaw a gaaw même pas boo defee 20 minutes rek war nga mun a am sauce bu pare boo mun a yàq. voilà gis ngeen soble bi xaw nañ ko sauté nii léegi li may ñëw def mooy damay daal di def sama ay épices donc épices yi siy dem mu ngi nii ku mu neex nga def ci kaani man dinaa ci def toq kaani rek après bismillah gis nga léegi fi mu nekk nii dañuy yee suñu ay épices rek ak suñu herbe yi bu ko defee affaire yi buñ ko commencé xeeñtu rek ñu daal di def suñu tomate loqati après defaale aussi suñu tomate jàmm voilà gis ngeen léegi ñu daal di def suñu tomate loqati gis nga benn kuddu bu mag rek laa siy def damay ñedd affaire yi nii rek
donc fi mu ne nii dogal ko moo ci des. voilà léegi ma daal di ñëw def ci suñu tamaate jàmb bi donc pot yi rek man laa jënd. bismillah. gis nga ñu daal di def sel def suñu mélange épice bi bu xonk bi laa war a seet nag mu ngi ci biir mais naa defagum lii en attendant. gis nga buñ defee nii nag léegi ñu daal di njuluk gis nga même pot bi rek laay defaat ndox. bismillah. gis nga nii da ngay mel ni comme kuy defar presque comme cu daal comme kiiwu soosu cu nu muy mel. gis nga mu ngi nii buñ defee nii nag léegi dañ koy bàyyi tranquille bàyyi ko muy mijoter ndànk-ndànk bu demee ba baax ma daal di koy wàññi ba mu xaw a ngeer bu baax parce que loolu mooy def concentration bi yëpp ñu mun ci am nga xam ne affaire yi day concentré wu tomate bi goût yi gën a nekk ci biir ak yooyu donc ñu def loolu en attendant bàyyi ko muy def ay affaire am incha allah. voilà léegi nag dañuy ñaar di ñëw defar li ñuy wax alfredo sauce donc alfredo sauce dafay nekk pour pasta bi nga xamante ne muy pâte bi nga xamante ne dafay am sauce bu weex bi noonu te muy écrémé wu ba bëgg a dee donc moom la ñuy ñëw defar tey dañuy jaay pot yi def mun nga ko jënd noonu su la neexee mais comme li ma leen di wax toujours rek soo defaree sa bopp moo gën a économique gën a sakkan gën a ëpp goût mais aussi da nga am contrôle like lan moo nekk ci biir sauce beeg yooyu donc sans plus tarder dañ leen di wan rek liñ ciy def muy maanaam dinañ ci soxla beurre du ma def lii yëpp anyway dinañ soxla beurre dinaa soxla tuuti soble ak tuuti suñu ay épices tuuti rek ak aussi jaune d'œuf tamit. damay daal di jël beurre bi def ko directement subhanallah léegi damay daal di ñëw jël sama ay kii épices def ci muy gis nga soble bu wow bi ak laaj bu tooy bi ail en poudre oignon en poudre ma def ko ci beurre bi léegi bismillah. xot bi dafa tàngoon moo tax ma teggi ko nii mais instant bi normalaat na voilà gis nga léegi li ñuy def nii dañuy daal di sotti mbir kii sauté yëf yi parce que bëgguñu mu xam gis nga suñu paree ñu daal di jël suñu lait crème double def ci aussi il faut ma dolli donc en tout et pour tout dañuy def 4 kuddus 4 kiiwu beurre 4 daggu beurre la ñuy def ki nga xam ne bëggul utiliser beurre nag moom mun na utiliser peut-être diw tuuti donc instant bi beurre bi rek lay xaar mu seey ki nga xam ne amul crème double meew normal nii la am ay gloria ak yooyu bu boobaa moom lu muy def à ce niveau su defee nii ba pare day daal di jël benn kuddu farine kuddu bu ndaw ak farine mu daal di koy def fii jarul mu koy xóoyal wala muy def dara mu mel ni comme kuy defar béchamel mu daal di jël kii bi farine bi def ko ci instant bi bu ko defee mu togg ni guuwu farine ko nga xam ne day dindi guuwu farine bi avant mu siy def meew mais man comme parce que kii bi meew bi dafa far moo tax duma soxla def farine wala lenn yi ngay jënd yëpp dañ siy def farine ñoom donc ma daal di ñëw sotti gis nga booy xool maa ngi def 1000 millilitres muy environ 4 cups laa def quoi bismillah donc su ma defee nii bëgguma mu baax nag yenn baax yi parce que sinon rek day dogal crème bi léegi li ñuy def mooy dañuy daal di commencer râper suñu fromage parmesan su la neexee nga def ci benn Asiago mais parmesan moom lañ ciy def bu demee ba tàng bu baax a baax ba affaire yi nekk ci biir commencer xam nga am goût loolu comme soble bu wow boobu bu commencer hydraté wu waat encore muy nooy léegi nag ñu daal di ciy def fromage parmesan bi après gratter ci tamit tuuti suñu kii suñu muscade ak aussi jaune d'œuf bi ci booru fin bi lañ koy def rek incha allah bu boobaa damay changer jël kii fouet au lieu de kuddu bant bi voilà nii rek la ñuy bàyyi daal di def pincée de sel parce que kii bi dafa am parmesan dafa saf dafa saf xorom donc pincée laay def pour le moment donc ñu ñëwaat ak yéen suñu commencé pour def parmesan beeg yooyu incha allah. voilà gis ngeen tàng na bu baax fi mu nekk nii léegi li ñuy def mooy dañuy daal di ñëw def suñu kii
parmesan gis nga genn wàllu kopp laa jël bismillah léegi dañ koy bàyyi fii nag mu seey ndànk duñ ko kii ñu fexe ba bu mu baax na seey rek ñun loolu lañ bëgg fi mu ne nii incha allah. voilà gis ngeen dama si sànni tuuti kaani juste pour épicer ko tuuti rek léegi ma commencé gratter sama muscade tuuti rek laa ci soxla bismillah li doy ni ki kaaru kuddu rek laa ci def gis nga ma yëngal ko bu baax léegi nag ma dem jëli sama jaune d'œuf bi dama toj nen bi séparer blanc bi ak jaune bi donc jaune bi kese laa soxla def fii incha allah gis nga jaune baa ngi nii benn nen rek laa jël donc dama koy def nag commencer ko fouetter bu baax bala muy nekk kii brouillé sama loxo day tax mu gën a écrémé ba pare kii am yokk ci goût bi tamit voilà gis nga suñ defee nii bàyyi ko ay 2 minutes 3 minutes juste nga xam ni nen bi tàng na bu baax te mélangé wu na bu baax après ñu daal di fay gaz bi donc gis nga nii rek la ñuy defaree kii Alfredo sauce. voilà gis ngeen kon sauce béchamel baa ngi nii ma daal di koy transvaser fii donc dinaa ko mun a bu ma paree dama koy ub bu xawee sedd tuuti ma ub ko nga xam ne danga koy mën a conserver ci congélateur bi incha allah ba baa nga koy soxla ba pour boo ko soxlaa pour lu mu doon rek gis ngeen ko mu ngi nii nag léegi. voilà gis ngeen suñu sauce tomate baa ngi nii fi mu nekk nii pare na et tout léegi li may ñëw def mooy dañ koy daal di purée léegi boo koy purée bu la neexee nga xaar ba mu sedd tuuti nga daal di koy def ci sa blender wala food processor mu defal la ko ki nga xam ne amul loolu mun nga ko def ci gën aussi après nga daal di koy segg mais man damay jël immersion blender bi mooy bu automatique bi daal di koy kii purée ci biir cin bi ci boppam pendant que mu ngi tàkk toujours donc damay daal di ñëw rek commencer bismillah day def ndànk nag dafay tàng bala muy tis sa kaw gis nga pare na nii donc moom aussi dañ koy daal di bàyyi après léegi li ñuy ñëw def mooy dañ koy commencer xool suñu assaisonnement ak yooyu daal di xaw a nettoyer tuuti le temps muy sedd su ku mu neex mun nga jël à ce niveau nga def tuuti lem rek juste pour atténuer acidité wu tomate donc xool bu fekkee ni bëgg nga ci def toq vinaigre man duma ci def vinaigre tey dama koy bàyyi nii donc bàyyi ko muy mijoter ndànk-ndànk le temps may nettoyer ak yooyu après ñu daal di leen ñëw wan suñ ko transvaser moom tamit incha allah. voilà gis nga suñu sauce tomate mi ngi nii pare na donc li ma leen waxoon mun na nekk ci pasta mun na nekk ci kii pasta and meatball mooy spaghetti bi nga xam dañ koy def ak boulette mun na nekk aussi sauce pizza moom itamit donc mu ngi nii. ñu daal di koy jël nii nga koy def rek conserver ko léegi daal di koy bàyyi ba mu sedd daal di koy dugal. gis ngeen te instant bi nag dañuy ñëw jublu ci suñu lasagne li ñuy def mooy damay daal di jël tuuti beurre gis nga ak tuuti huile pour beurre bi bañ a xam tuuti rek dama ko soxla pour sauter ginaar gi parce que ginaar gi su la neexee mun nga ko muusal. boo ko amoon bu ñu muusal wala nga lakk ko wala nga xool lu la neex mais man fii laa koy def ndax mu gaaw comme aw ma woon boo xam ne dañ ko muusal te aw ma fi aussi desitu ginaar boo xam ne mun naa ko utiliser donc damay daal di ñëw rek dugal ko directement beurre beeg kii bi c'est pour jox ko plus de goût comme amuñu temps mariner ko lu yàgg daal bismillah gis nga au fait dama leen fàtte woon préciser dama jël ginaar gi mooy dënn bi moom laa jël fejet ko ba mu sew nii gis nga xamante ni dafay gaaw su ma neexoon mun naa jël dënn bi noonu ni mu nee lu mu noonu ma togg ko mais dafay jël tuuti temps alors que su ma ko fejetee nii temps de cuisson bi peut-être 7 à 10 minutes rek lay jël incha allah donc mu pare gis nga moom bu commencé weex rek moo lay wan ni pare na dënn ginaar dafa gaaw booy bëgg a dee. gis nga en attendant su fekkee ni épinard bu kii bi nga yore bu frais bi maanaam bu tooy bi mun nga ko jël nga commencé ko fejet léegi mais man bi ma jël bi mooy bi nga xam ne dañ ko congelé dañ ko fejet ba pare congelé ko léegi li may def mooy dama koy daal di décongelé naa ko ba pare léegi damay daal di jël kii benn torchon bu set ngacc ndox bi ci nekk yépp wanoon naa leen ko bi may defar chou-fleur yi ngacc ko ba mu set
après daal di koy fejetaat encore ba mu gën a sew selon man ni ma ko bëggee daal di ko siy def. ki nga xam ni amul épinard par exemple wala mu bëgg a utiliser leneen kale mun nga ko utiliser donc moom aussi da nga koy jël fejet ko comme ni ngay def épinard rek nga koy def fejet ko ba mu sew te dafa neex ba nga ne ma lii la man ku bëggul épinard aussi mun nga ko omettre parce que kii yëpp loolu c'est juste pour yokk plus de goût mais aussi enrichir suñu togg maanaam def ko mu am vitamine yi nga xamante ni dafa baax ci suñu wér-gu-yaram comme vitamine K yeeg yooyu ak minéraux yi mu am aussi. ginaar gi fi mu ne nii daal pare na léegi laaj bu tooy laa si ñëw def ci sama épices yu yeneen yi tamit ak ma xool gooma sax ndax naa def herbe tey donc su ma defee noonu rek après daal di bàyyi. voilà gis nga ma def ci sama laaj bi nga xam dafa am poobar gis nga lu muy def nii dafa génnee jus naturel u ginaar bi mais bu leen wax dara day tax cafka gi gën see dugg encore. gis nga damay ñëw def ci après ail en poudre oignon en poudre bu ko defee ma daal di bàyyi mun naa ci def sax tuuti herbe de Provence sax bu ko defee nga xam ni day gën a neex rek comme herbe de Provence voilà moom dina la dimbali su fekkee ni da nga def loo xamante ni teeloo ko mariner nga bugg ko jox goût mu dugg ci herbe de Provence mun na la ko def ndax mélange d'herbe yi ci nekk ak lavande bi ci nekk. voilà gis ngeen dama naroon ñëw rek def sama épinards yi gis nga mu ngi nii. léegi ma daal di gis ci frigidaire bi ay lardons de dinde moom laay jël def ko comme dama ci def épinard foog mën na xale yi def ci yi nga xamante ni dañ ko bëgg bu ko defee yëf yi daal di neex ba bëgg a dee ci ñoom gis nga nañ ko bàyyi nii tuuti rek nu ma mun a def ba nga xam ne dinañ ko lekk dama koy def bi may togg sànq maa ngi naan am na lu ma fàtte mais xaw ma woon fàttaliku ma woon ni lii la. nga moom dañu bëgg mu tàng rek buy tàng may def épinard yi. voilà gis nga épinard bi nag c'est selon votre goût su la neexee nga def lu bari wala lu yem des fois mun nga bañ a def sax ndawal daal di def épinard kese mu nekk ci biir ak fromage beeg yooyu. gis nga buñ ko defee nii bu épinard bi tàngee rek damay fay gaz bi donc ñu daal di teg suñu ndox. bu demee ba sedd nga xam ne damay ñëw nag daal di def mélange bi nga xamante ni moom la ñuy rouler ci lasagne yi incha allah. mango nañ ko bàyyi fii muy def ay affaire am ndànk nañ ko bàyyi ay 5 minutes yooyu dina pare incha allah. voilà gis nga teg nañ suñu ndox pour baxal kii bi lasagne yi feuille de lasagne yi donc dama koy def en 2 étapes parce que bëgguma ñu coller ci boppam. bii ma yore nii su la neexee nga baxal ko su la neexee nga def ko ci four bi nga bañ ko baxal di ko teg mais comme man dama ko bëgg a rouler tey jii moo tax dama koy baxal donc dama koy def ba nga xam ni c'est à presque 80% cuit ma daal di koy seppi bu ko defee parce que dafa am temps de cuisson boo xamante ni soo ko dindee dafay continuer di togg te bugguma dama bëgg mu nekk ci côté al dente daal bugguma mu ñor xomm comme après dañ koy ki nga xam ne daf koy dugal ci four bi da koy def man tey jii duma ko def ci four bi ci kaw gaz bi laay defee lépp pour ñi nga xamante ni amuñu four par exemple nu ñu mënee am option defal ñoom tamit lasagne. voilà gis nga ki nga xamante ni moom ricotta cheese la doon utiliser instant bi la koy def aussi mais man dama utiliser benn fromage à tartiner boo am rek donc bu ma bàyyee ba mu sedd pas sedd carrément mais ba mu ndugg ma daal di jël tuuti ci sama fromage à tartiner ma mélanger ko ci avant may def kii bi nu mu tudd avant ma ciy def beneen fromage bi nga xam ne c'est râpé ak aussi kii bi sauce kii bi nga xamante ni moom lañ ciy def sauce Alfredo bi voilà donc mu ngi nii rek laay def mélanger ko nii gis nga fi mu nekk nii léegi kii bi pare na gis nga boo xamee ni pare na mooy soo ko munee lem nii rek donc dama koy teggi après daal di koy ñëw commencer waat defaat deuxième batch bi encore. voilà gis nga xam nga ñu ngi def fii suñu kii bi fromage à tartiner bi léegi damay gratter tuuti rek parmesan cheese tuuti laa siy def après bu ko defee ma mun a mélanger suñu kii bi sauce kii bi Alfredo bi voilà gis nga dañuy jox affaire yi goût ba mu saf
ko defee nag ñu daal di ñëw commencer nag mën a rouler affaire yi gis nga léegi buñ ci defee sauce alfredo bi nag après nag daal di ñëw def ci suñu fromage bi nga xamante ni mooy kii bi parmesan bi donc moom seey woon kii na gratte naa ko ba pare te lii sedd na ba pare voilà lii dañ koy daal di teg fële donc daal di ñëw commencer rouler su ngeen xoolee pour ma attirer seen attention kii bi ba ma ko seppee pasta yi dama ko def ci papier sulfurisé wala bu fekkee am nga torchon nga def ko ci juste pour ñu bañ a kolente séparer ko parce que après dañ ko ci lal ci biir dañuy lal lii nii stuffing bi mooy filling bi def ko ci biir après rouler ko boobu man moo ma dàqal te moo ma gënal aussi parce que da ngay mën a def portion individuelle su fekkee ni buggoo defar lasagne bu ngandee nga xam ni dalay sonal lii nii mun nga def lu yem rek def li nga xam ni moom nga soxla selon li nga soxla. voilà gis ngeen li ñuy def mooy fii ci suuf dama fi jiital tuuti ci suñu sauce bi nga xamante ni mooy alfredo bi voilà moom laa def nii léegi li may def mooy damay daal di jël tuuti fromage bi mu nekk kii mozzarella muy mozzarella moom laay jël daal di def nii tuuti rek ci suuf juste pour yëf yi bañ a coller comme dama koy def ci kii bi ci kaw gaz bi bugguma mu coller ci suuf bu dul loolu pat bi dafay coller ala kulli xaal léegi nag damay daal di ñëw nag pousse li yëkkati pat yi nag léegi indi ko ñu xool nuñ koy lijjantee voilà étape bi moom kudd moo ci gën a mën moo ko gën a mën a def léegi ma daal di jël gis nga suñu filling nga fexe nag parce que tentation da lay jàpp ba nga xam ne da ngay bëgg duy ko ba mu fees non secret bi mooy nga bañ ko duy ba mu fees parce que boo koy duy ba mu fees rek du mun a tëju bu baax dina xotteeku sa loxo doo xam looy def donc da ngay def lu yem rek damay def ñaar comme ça après ma wan leen su ma koy rouler naka laay def voilà gis nga léegi nag ñu daal di ñëw rouler bismillah da ngay lem rek comme kuy lem basang gis nga soo defee nii ma ngoog léegi nga daal di jël ñu jël ko teg ko dama koy def noo xamante ni duma ko ku mu neex nga taxawal ko nii mais man dama ko bëgg a tëddal nga xamante ni voilà côté bi tëju bi moom mooy féetee suuf gis nga ñu lemaat encore ma wan leen bismillah gis nga bu amee lu débordé génn c'est pas grave da nga koy dindi rek teg fële gis nga fii nga xam ni moom mooy tëju fii nii moom laay teg ci suuf bu dul loolu soo ko tegee nii buy dugg ci four bi walla nga koy def ci kaw gaz bi day daal di ibbeeku mu lemmeeku lépp moo tax ngay jël fi tëju fi teg ci suuf voilà gis nga pare na léegi damay daal di jël tuuti rek ci sauce bi gis nga toujours rek daal di teg nii ci kaw te juste pour jox ko pour mu bañ a wow daal suñ ko dugalee ci kii bi suñ koy lakk ci kaw gaz bi ku mu neex mun nga ko ci diw yépp ko carrément mais man soxlaw ma diw ko yépp voilà gis nga pour xale yi bàyyi ma damay daal di jël tuuti ci sauce bu xonq tuuti rek teg ko nii ci kaw ki nga xam ne bëggul mun na ko bañ a def voilà ma daal di jël tuuti fromage teg nii ci kaw nga xam ne day ànd ak moom seey su ko defee ma daal di koy ub ràpp nag ak foil léegi ma wan leen nag naka laa koy tegee ci cin bi incha allah voilà gis ngeen ki nga xamante ni amul four par exemple day jël cin wala récipient bu mu munti am boo xam ne xaw na mag te xóot tuuti mu daal di koy teg ci kaw gaz bi gis nga defuma ci dara dama ko bàyyi noonu pour le moment parce que dama soxla rek fromage bi seey ak aussi tàngal kii bi pâte bi léegi bu ko defee li may def mooy dama koy daal di jël teg ko nii ci kaw gis nga dama ci def grillage ci suuf nga xam ne du def contact direct ak kii bi safara bi donc nii laay def léegi damay jël beneen boo amee kubéer bu ko mun a upp ràpp nga upp ko ci mais comme awma kubéer damay daal di jël beneen papier alu
muuree ko carrément mu nekk comme kubéer bu ko defee ma bàyyi ko fi ay 5 à 10 minutes incha allah dina fekk mu pare le temps ñuy nettoyer ak yooyu après ñëw wan leen produit fini bi incha allah dinañ ko boole ak tuuti salade nag comme d'habitude. Pour salade bi léegi dama ñëw rek defar carrément dama sotti laitue yi nii rek donc daal di ñëw ku nekk façon laitue bi nga am gis nga ma jël kii yi teg ko da ngay tas rek nu mu la neexee voilà je pense que baax na ni. kon nag mbokku jullit yi mbokku taalibe yi ak képp kuy safoo bernde rek seen émission mi ngi woon nii tey nag ñu jël émission bi di ko jox képp kuy safoo bernde comme toujours rek di ko jox famille bernde bi yëpp famille chez Bilo plus particulièrement di ko jox soxna Mame Koumba Ndiaye Fatña di ko jox aussi Fatou Demba di ko jox Aïcha Mbodj Dija Ndiaye ak aussi Moxi Noxi ak aussi Tifa Gueye di ko jox Gora Mourid Fall di ko jox soxna Ngala ak aussi du ma fàtte bëgg Fallu bu Bichri TV Mourid Gora Mourid bu bëgg bu kii laay wax de bu Bichri TV di ko jox aussi ñoom sëñ Kosso ñoom Elage ñoom ñëpp maa ngi leen koy jox ak sama chéri bu ndaw bi muy Mor Mbay maa ngi ko koy jox aussi fii nag laay xamee ndax seetaan nga ko wala seetaanoo ko boo ci waxul dara rek mu xam ni seetaanoo ko donc di leen jox di jaje ba beneen yoon di j'espère que di ngeen ko essayer comme ñun num ñuy neexee chaque fois bu ngeen ko essayer ak aussi tamit di leen wax bu leen fàtte partager vidéo yi ñu ngi gis seeni commentaire di ñu def rek lu dul di leen remercier bu baax du fond du cœur di leen jox dig daje ba beneen yoon di leen wax asalaamaaleykum wa rahmatullah. Salli wa sallim ala al-muhtar